alhamdulillahi rabbil alamin فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. mbokk yi teewlu seen émission yóbbalu màggal ci seen chaîne de télévision Walfadjri TV te Touba Quincaillerie Générale di TQG di leen ci gunge seen mbokkum taalibe bi seen doom Cheikh Mbacké Thiam mu ngi ci leen ziar di leen ndokkeel di rafetlu fa tabarakallahu seen teewlu ak seen taxawaay ci jotaay bi tey ñu fas yéene am jotaay ak sunu xarit sunu mbokkum taalibe sunu soppe waaye it fas yéene wax ak moom tomb bu ñëw ci waxtu xarit bi di tubaarkalla Pape Djibril Fall di macha allah journaliste analyste fa tabarakallah bu ñu ràññee fa tabarakallah macha allah ci gis-gisam waaye dikk ak moom nag ci tomb boo xam ni muy politique ak éthique muy ne comme pour jàkkaarloo directement ak suñu gan gi rek damay boole ziar ko ak dalal ko ak dikk ak moom ci sama laaj bi su fekkee am na ci digal mooy Pape Djibril Fall baatu politique su ma ne la woon tànnal ma benn baatu wolof boo xam ni benn baat ba dong laay wax mu firi ko lan nga may doon damay wax rek ne mooy loo xamante ni ñëpp ko bokk. damay lay nuyu d'abord sant la bu baax di kontaan trop si jotaay bi di la delloo kàddu cant yooyu ak kàddu nuyoo yi di sant yàlla aussi ci tàbbi ci barab bi nga xamante ni damay wax léegi ne patrimoine national la muy Walfadjri ñëpp ko bokk di ñaan ki nga xamante ni ci taxawaayam la kër gi sanc am existé ñuy ñaan sunu borom lépp luñ fi def mu fekk ko foofa sunu borom gën a leeral gannaawam ak kanamam donc muy oustaz Sidi Lamine Niass di wax ne baat bi xam naa ne pour ñu tënk ko ci benn baat dafay jafe waaye su ma ko bëggoon leeral rapidement damay wax rek ne mooy ñu fexe ba li nga xamante ni ñëpp dañu ko bokk te ñu koy yëkkati di ko am ci loxo yuñ ko dénk maanaam jox leen mandat ñooñu góorgóorlu ba xam ne ay ndaw lañ duñu ay buur duñu dara waaye ay ndaw lañ yoo xamante ni dañoo am chance am responsabilité ñu dénk leen ngir ñu fexe ba mission yi nga xamante ni dénk nañ leen ko ñu fexe ba kenn ku ci nekk di ci gis sa bopp kenn ku ci nekk am dalu xol ak dalu xel ne ñi nga dénk mat nañ li ñu doon. bu mel ni kon baat bi dama ciy jigee kon benn bi baat bu ñu jiggaani la ba léegi kon ñu ngi ci ko faram-fàccee ak ak waaye di wërandi itam ëllëg suñu génération yi ñëw baat boo xam ne bu ñu nee baat sàngam bi mu indi politique ci turwa waaye ci prima waaye ak maanaam mais Pape Djibril Fall mu mel ni bu ñu nee politique forcément mënuñu ko wax te duñu wàllu éthique tey boo doon def benn jàng diggante politique ak éthique nga xam ne jënd jëmu dañuy joxe ñaari tànk te ba ñu jotee suñu bopp ci waxin ak tey muy suñu indépendance toll ci daanaka 60 ans yu manqué benn ñu jàpp ne dëkk kon juróom benn fukki at nga xam ne ak dund la ñu ni diir boobu am nañ ko moom suñu bopp ginnaaw bu ñu nootee ba delloo waat ko suñu moomeel te mu mel ni ba léegi boo nee politique bi ni ko ni nga waxee saa kon li ñu bokk autrement dit donc li ñëpp bokk est-ce que lépp bokk ci côté de la public mais mu mel ni itam bu boobaa surtout ba ñu situé suñu bopp en 1960 ak tey jii dafa mel ni même yitte même ñaxtu yi même gàllankoor même jàngoro yi moo fi nekk di ba léegi itam mu ne ko saafara am na benn article bu may lire ñu tuddee ko ci tubaab yi sax ñoom ñoo ko bind ñu ne le couple infernal entre politique et éthique ñu ne couple infernal adduna bu yàqu moo egg foofu adduna bu yàqu moo egg ci ne ñu jàpp ne politique àndul ak éthique ñu dem sax ba ne am ñu ne politique sax mooy le cimetière des amitiés maanaam koo ne mënuma koo bàyyi rek bu leen seq politique kon njëriñ dugg na lan moo tax nit ñi di ci jàppante lan moo tax nit ñi di ci bàyyante ndax am na luñ ci sóor wala ndax ñoo jàpp ne mbir mi fii lay yem pour man la différence fondamentale ci entre les uns et les autres ci ñii ak ñële ci gis-gisi boo xamante ni am nañ ko ci wàllu politique ak wàllu éthique te éthique du dara lu dul
ay normes ay valeurs yoo xamante ni jàpp nañ ne bu ñu ko doxee penc bi dina jag bu ñu demee ba ñaar yooyu ñu jàpp ne waratuñ mën a ànd mooy njëriñ lu teew ci la problème bi nekk mooy ay conflit d'intérêt entre ñi nga xamante ni dañoo jàpp ne dañoo war a góorgóorlu ba li ñëpp bokk ñu fexe ba ñëpp jot ci wala soit ñi nga xamante ni dañoo jàpp ne ñoom dañoo bëgg a aakimoo li ñëpp bokk mooy pouvoir ba ñu ko defee ba ñu ci amee gis-gis bi nga xamante ni mooy instrument d'enrichissement illicite ba tax tey jii képp ku ñu jox ndomba tànk nga gis ñu lay sargal di la tatagal képp ku ñu wàcce ci ndomba tànk bu ñu la joxoon sa kër day mel ni dëj moo fa xew dégg nga ci dernier remaniement bi am après élection yi dégg nga ñu ne am na ministre boo xamante ni bi mu toogee ñuy wax liste bi mu yëgee ne nekkatu ci dafa xëm mel ni amul beneen vie après loolu lan moo tax tey jii bu ñu yëkkatee candidature à la présidentielle en Afrique au Sénégal pourquoi le poste fait autant courir lan moo tax nit ñi di daw ngir poste bi lan moo tax candidature yi du bari ak xëccoo bi lim leen jaral nga recruter ay nit ay nervi ñu ciy xeex di ci rayante lan moo tax rek kaay leen dénk ma bëgg a méttee noonu loolu mooy njëriñ li ci nekk mooy instrument d'enrichissement illicite la pouvoir ak règlement de compte mooy nit koo xamante ni jàpp nga ne tooñ na la da nga naan bés bu ma jëlee pouvoir dinaa régler sama diggante ak moom règlement de compte ñàgguñu ko ñàkk bi ñu ko ñàkk moo tax léegi sax ñoom ñu dem ba am baat boo xam dañ koo tëgg indi ko ci muy baatu apolitique politicien professionnel yi daanaka ñoom ñoo ko créé vulgariser di ko galvauder ko ngir bëgg képp ku baax képp kuy défendre ay valeurs bañ a ñëw jege si ci politique bi ku ci jege rek ñu ne la lii gor moomu ko lii nangam moomu ko mooy li séeréer bi di wax bi ñu ne ko définiral baatu politique mu ne am pola tigi mu ne am po dëgg la yaa ngi dégg waaw am pola tigi mu ne loolu mooy politique yaa ngi dégg donc gis nga tamit kii di sëriñ bu mag bi Cheikh Ahmadou Bamba gis nga tamit bi ñu ko waxee mu définir ko am na nu ñu wax ne noonu la ko waxee woon wax ne ci ni ñu koy defee la conception bi nga xamante ni moom la ci suñu homme politique yi am daanaka day nekk loo xamante ni dina la ñàkkloo sa ngor ak sa diine waaw ndaxte dañ naan la sooy wax dëgg mënoo ko def soo amee ngor mënoo ko def soo am léegi yooyu ñuy listé ne soo ko amee mënoo def politique loolu mooy dàq éthique waaye nag loolu dafay indiwaat beneen mbir mooy ki nga xamante ni gëm na ne ëllëg dina jàkkaarloo ak sunu borom mu ne ko jàngal sa téere bii nga xamante ni yow yaa ci dañ cee compiler lépp li nga xamante ni moom nga defoon kooku su boobaa li muy def fii dafay xam ne dafay am incidence ci dundu ëllëgam mooy bés bu jàkkaarloo ak boromam. pour man fondamentalement li tax politique ak éthique mënuñu ko boole mooy ngëm gi nga xamante ni jàpp naa ne dañ koy ñàkk jamono bu ne ngëm gi ñàkk ko mooy tax nga jàpp ne sa wërsëg dafa nekk ci loxo nit. waaw su boobaa di nga am comportement boo xamante ni dina la tax nga sa éthique nga ñàkk ko su fekkee ne tamit poste bii nga am da ngaa jàpp ne dafa am nit ko ki nga àndal moo tax nga am ko mais su boobaa yow sa yitte yëpp mooy nan ngay def ba rendre ko service moo tax gis nga ñi ñu fi fal yëpp kuy wax rek lan ngay wax mooy ci vision président de la république nit ragal nañoo def discours ba mu jësati tudduñu président ba jaar ca tur wa ndax jàpp nañ ne looloo leen fi bàyyi. am na ci koo xamante ni dégg naa ko bañ ko falee mu ne teraanga ji ma président mu dajale ay mbokkam ne teraanga ji ma président jox donc moom poste bi ñu ko jox teraanga la ko jàppee te xamul ne rek dañ koo dafa nekk serviteur ndaw la koo xamante ni dañ koo yàpp ne ko demal jox nañ la mission loolu moo tax bu ñuy jàngalee ci wàllu diine di fàttali ku mel ni Omar ibnu Abdou Aziz nga xamante ni taxawaayam ci wàllu citoyenneté ci wàllu générosité ci wàllu effort ci wàllu questionner redevabilité am ak devoir de remboursement vis-à-vis de sa communauté tax na ñu ne balaa mu doon jot pouvoir bi dafa amoon yaram waaye ginnaaw bi dem na ba jeex ba mu doy kéemaan nga xamante ni nee nañ bu toogaan këram di waxtaan ci la gestion des affaires dafay taal sondel bi waaye dafay taal lampe bi waaye nee na bu ñu ci noppee rek bay waxtaan ci mbiri boppam ak wala mbir yoo xamante ni concerné wul la cité dafay wax nañ ko fay. da nga wax sax lu am solo. mooy couple infernal boobu. moo nekkoon politique ak éthique. bu doon tey jëkkër ak jabar bu bokk seq néegu sëy. dafa mel ni ñoom ñaar seeni kàddu. maanaam duñu jaar ak maram ak biraan. maram ak biraan wala ala kulli xaal uuf njaboot. wala yor kër wala defar askan. beneen bi ma jàng ci wax jëm ci nga baatu ab politique. mooy kon lu baax lu nekk rek
couleur politique effacé ko ñoom teg ca wecc waaye ma gis ni ci ñu ko wax mais mel na ni kon ñun politique ak éthique nekkul ay modèle yu ñu war a jéggaani te mu mel ni ci sama gisin ak ci li nga xam ne moom la ñuy jàngal ba ñu jummee ak léegi mooy tey on parle d'idéologie politique on parle de doctrine politique de théorie politique amul ci benn bu ma gisagul ala kulli xaal boo xam ne ba fii muy wax ak yow dana jëmmal maanaam doxalin ak maandu mel ne Omar ibn Aziz Omar ibn Abdou Aziz Thierno Souleymane Baal Cheikh Abdoul Khadir Kane jërëjëf pourquoi donc gis bu mel ni kon am nañu problème mu xëy na repère problème kon delluwaay ndax bu ñu nee tey marxisme wax na le capital wax na capitalisme wax na nangam kon ndax ñun politique bu fekkee ni dañ ne yorenu ab doxalin liggéey askan wi ndax dafa doon loo xam ne ala kulli xaal mënu ñoo am ni ñoo mën a bopp ndax mel na ni su ma la dégg doxal yitte askan te xamoo bëgg-bëggu askan wa xamoo fane askan wa xamoo seen i valeurs yi nga xam ne kon ci ngor ak jikko ji defee ci la sukkandiku ndax kon contradiction mbaa jafe-jafe amul Cheikh Mbacke li nga wax dafa am solo ba mais Kéba Mbaye dafa wax ci discours bu mu defoon ci université Cheikh Anta Diop en 2005 su ma juumul daal di wax ne Sénégal dafa def 2 faux départs mu ne bu njëkk bi 1960 la beneen bi 62 mu ne faux départ bu njëkk bi mooy tas bi nga xamante ni fédération Mali tas na ko entre Sénégal ak Mali mu ne beneen faux départ bi mooy couple bi nga xamante ni mooy Mamadou Dia ak Senghor te foofu it politique ak éthique daf fay dugg ba tey ñaar yëpp politique ak éthique daf ciy dugg ba tey fan la ñu politique ak éthique toll lan moo war a tax ñu war a ànd ak lan mooy suñu plage de divergence ak lan mooy suñu plage de convergence saa bu ñuy bàyyante wala ñuy jàppante lan mooy enjeu bi lan la ñuy perte wala lan la ñuy gagné ci bàyyante gi ñuy bàyyante ndax bàyyante bi may bàyyanteeg diw dafay gën a ñoŋal mbiru société bi mbiru communauté bi wala ndax bàyyante bi may bàyyanteeg diw dama cee bëgg a gën a defar sama pouvoir gën ko dëgëral ma jàpp ne Kéba Mbaye dafa wax ne 2 faux départs yooyu waaye man 3 faux départs laa jàpp ne dañ ko am beneen faux départ bi nga xamante ni tudd ko mooy 1960 bi ñuy tabax suñu réew dafa am ñu ci beddi ñoo xamante ni ñooñu ñoo tax Sénégal nekk Sénégal mooy ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon di ko xeex di xeex ak tubaab bi ba di xeex ak li tubaab bi ñëw ne yéen amu leen civilisation amu leen dara daal di aliénation maanaam amu leen sax idée amu leen idéologie amu leen pensée amu leen dara amu leen école mu indi une mission civilisatrice indi une mission évangélisatrice ñi ko doon xeex ba nga xamante ni suñu borom defal na leen ci ndam ñii ñu génne leen ñii ñu rey leen ñii ñu dagg seen bopp ñii ñu tasaare seen njaboot mais ñooñu bi ñuy tabax Sénégal mais dañ leen ci waroon boole erreur boobu la ñu def te loolu li ko indi mooy tubaab bi jamono bu nekk dafa am nu muy jëfandikoo Cheikh Mbacke rapidement Afrique dafa connaître ay temps yu métti bu njëkk bi mooy esclavage 3 siècles et demi ñuy ñëw di jël ñi gën ci yow di leen yóbbu bi ñu demee ba xam ne lii Afrique mënatu koo nangu léegi il faut qu'on change de fusil d'épaule ñu indi colonisation 4 siècles colonisation léegi jëlatuñ di yóbbu de léegi dañuy ñëw indi seen civilisation indi seen diine daal ne léegi dañ leen a bëgg a xamal ndax yéen xamu leen waaye loolu yëpp dañ cee jublu gën leen a mën a noot ngir gën a mën a toog ngir gën a mën a jël li gën ci yéen di ko yóbbu d'une autre manière waaye biñ ci jógee dañoo indi nag léegi mooy le néocolonialisme mooy li waa ji tudde woon le soleil des indépendances nga xamante ni léegi dañ naan léegi colonisation bi kenn mënatu koo nangu nan la ñuy def léegi ba am ay africains de service te tubaab bi ba fii may wax ak yow mosul jëfandiku directement jamono bu nekk dafay am ay africains de service ñoo xamante ni dinañu nekk di ko jaamu jàpp ne ñoom seen lépp mooy li sëriñ bi di wax ci benn téeréem ci benn xasidaam di ko tuddee ilhamu salaam di ci wax tubaab yi ni nga xamante ni noonu la leen am ñoo xam fonk nañ leen jàpp ne ñoo am lépp ñoo mat lépp ba fi mu ne nii ba tey ji am na ñoo xam dañoo am cofe dañuy am yàkkamti lool am xaritu tubaab ba ci sunu école yi sax gis nga pendant longtemps jumelage yi daan am da ngay gis ñoo xam dañ daan am xaritu tubaab ba tey ji gis nga sunu ville yi am na ci ville yoo xam commune yoo xam dañuy yàkkamtee am xaritu ville tubaab nga xam ba tey am na fonk ak nawel boo xamante ni am nañ te ci suñu conscience la reposé wu te pourtant kooku ngay naw di ko fonk yépp moom valeur yu bari wala ay anti valeur yu bari moom moo ñëwoon ne la valeur amul lii moom moo am gëm ko yu bari daal di ciy dugg may wax ne souvent waa xanaa xamoo ne kooku ngay jëflanteel loolu ci Sénégal
damay wax ne leen waxuma la esclavage rek waxuma la colonisation rek waaye ba nga leen jëriñee ba noppi sax xoolal li ñu la fayee les tirailleurs sénégalais 1er décembre 1944 ñu dem guerre gagné France libéré France ba dellu si fii ci Thiaroye ca camp ba di laaj ndàmpaay bu ñu leen war a dàmp 683 personnes ñu daal di xëy buum leen suul leen te dañ doon laaj rek lu ñu leen ameel mais kooku sëriñ bi nga am ak moom rapport boobu tey jii continuer jox ko sa bopp ba buy wax ak yow nga jàpp ne sa yàlla sax mooy wax ak yow. mais su boobaa jafe-jafe bi. ci ñun la wala ci ñoom la yow di wax foofu mooy. xam nga sànq tënk nañu à peu près 8 siècles. yoo xam ne kon. ay dongo lañ yoo xam ne tubaab bi dañuy def royukaay. mooy kon 3 siècles esclavage. 3 siècles et demi. 4 siècles colonisation. néocolonialisme à peu près 1 siècle. mooy dox ba tey. kon gàtt kon 800 ans yoo xam ne kon ñu ngi nekk ñun ci. jàpp ne que suñu doxalinu àddina ala kulli xaal. mënut a jàpp te wékkuwul ci bëgg-bëgg ak njàngaleem ci nga xam ne bu tubaab. mais su boobaa. itam. loolu li ma si jublu Cheikh Mbacké pour leeral ko. mooy rappelé wu ma histoire rek parce que daf ma yitteel dama ko rappelé pour wax ne réeral gi ñu réeral ci ñu ñàkk xam suñu bopp. looloo tax mënuñoo gëm suñu bopp parce que comme xamuñu suñu bopp mënuñoo gëm suñu bopp dignité bi nga xamante ni war nañ ko joxante suñu biir sax léegi dafay sooxe ba tey donc loolu laa ci jublu mooy ñu xam fi ñu jógee rupture yi nga xamante ni def nañ ko faux pas yi nga xamante ni def nañ ko te loolu moo waral lii xew nii conséquence su long processus la est-ce que tey jii nag dinañ am njàmbarte toog càmbar ko corriger ko loolu mooy la grande question. malaaka yërmande yi. jàpp ne kon lor ak njëriñ lépp ci loxoom dafa am nekk waaye bu boobaa li ñuy woowee maanaam réussite. mooy teg. li nga xam ne yooyu conformisme. mooy ko mel ni ñëpp lu ko mooy ko dagaan si ginnaaw. te lu ci nekk ñu di ko tënk ci suñu joxin ci wàllu politique ak éthique. ba tey ndaw sañ a jóg. jàngul gëstuwul xam-xam nangu la daan doole waaye daan ci misaal jiw laay militaire. ngir lan boo amee li ñu yóotu ma teg ci dama benn waay ma sa wax sëñ si xam na ne du ma politique waaye kay jàppale jiw. boo faloo defal sa affaire. mu mel ni kon joxin woowu. te mu mel ni safaan naa xam ne ak jàppale ci man. particulièrement ci xamal ba ma xam ne ko ci politique. nga xam ne bu ñu demee tool dañuy gis ni xaalu yarkan avant saa fi ñu koy proposé te moom rejeté à savoir lépp lu ñu jàpp ni moo koy tax a jëf moo koy tax a am moom mu mën a muñ loola ba ñu jàpp ni kon daa am la sa bopp ba tax moo teg ci naan xaalu safihun lexut bi xaaliqi maliki wala akun lil baraaya estaki darari kon mu mel ni dañuy solo ba ci sigi Sëriñ Tuubaa woowoon ñu muy bëgg yàlla gëm ko rek ci sallallahu alayhi wa sallam mi jàngale makaarim al axlaaq éthique gën éthique mel na ne kon soo ci suuf ñu jàpp ni kii amul ambition bëggut a jëmee réew mi sax fuy jëriñ askan loolu yow ban jàngate mais Cheikh Mbacké gis nga fi bu yàggul dara ay ndaw d'abord yu def grève de la faim ndax dañoo jàpp ne dafa am ku ñu jàppale woon ci wàllu politique te kooku joxu leen cër ñuy def grève de la faim gis nañ fi tamit bu yàggul ay jigéen ci Pikine yu def tamit grève de la faim ndax jàpp nañ ne ki nga xamante ni jàppale nañ ko ba mu falu tey nekk ci bopp réew mi fayul naar ba xoromam ñoom loolu la ñu jàpp moo tax ma ne fondamentalement nañu fexe ba nit ñi am ngëm ndax soo amee ngëm di nga xam ne sa wërsëg nekkul ci loxo nit ñi te di nga xam ne ragal ñoom yelloo wuñ ko yàlla moo ko yelloo moo tax liñ ñëpp rawante bokk na ci am repère d'abord te ndax maa ngi koy wax ne boo demee ci tubaab bi tey jii boo demee France di nga fa fekk par exemple plus de 1500 musées boo demee Amérique boo jëlee seen passeport da ngay gis ñu defal la ci les pères fondateurs ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ñoom ñoo xalaat li tax Amérique nekk li mu nekk tey mais ñun tey boo ñëwee Sénégal on a un consensus autour de quoi en réalité wala autour de qui koo fi tudd am na ñu jóg pour wax xotti war maam koo fi tudd rek te pourtant ñooñu ñu sonnoon pour Sénégal lañ ñu sonnoon pour mais tey jii mais fan la ñuy tudd ci discours officiel Maba Diakhou Ba fan la ñuy tudd ci discours officiel Thierno Souleymane Baal fan la ñuy tudd ci discours officiel Cheikh Abdoul Qadir Kane lan moo gën a yell président Sénégal tey jii taxaw Nations Unies tudd ñooñu nga xamante ni jàpp nañ ne c'est de grands Africains c'est de grands Sénégalais
mais rupture fondamentale boobu ñu am ci bañ a renouer le fil avec ce que j'appelle les pères fondateurs loolu moo tax mënuñoo renouer le fil aussi avec les valeurs fondatrices parce que valeurs fondatrices yooyu nga xamante ni mooy éthique ak yeneen yooyu nga xamante ni ñun amoon nañ ci consensus ba tax li am feneen ci yeneen capitales yi yëpp yi nga xamante ni ci Afrique nootoon nañ leen loolu tubaab bi mënu ko réussir Sénégal li tax mënu ko woon réussir Sénégal mooy daf fi tuddoon fekkoon benn force de résilience daf fi fekkoon ay tund daf fi fekkoon ay kuréel yoo xamante ni ay nit yu mag yoo xamante ni dañu taxawoon bañ loolu ku ci mel ni Cheikh Xaali Omar Fall nga xamante ni borom école bu Pire nga xam école boobu dañu ko lakk ne ko yow bu ñu lakkul école bi dootuñu mën a noot réew mi fan ngay dégg ñuy tudd école boobu wala ñu koy waxtaane ca Caaroy 44 bi ma la wax ni fan lañ koy tudd di ko waxtaane loolu nga wax daf may delloo ci saa ko nga valeur fondatrice wax valeur fondatrice mu di ma delloo ci patrimoine kon matériel ak immatériel léegi kon pas-pas yoo xam ne amee ndax ki ñu war a jàngal la wala ndax ñi war a jàngale parce que dafa mel ni ma sama jafe-jafe mooy diggante émetteur bi maanaam ki nga xam ne moo war a jàngale diine ba ndaw ñi nga xam ne lii muy dëgg ñu baax ñi nga tudd bu ñu toppee seen tànk fu ñu teggi seen tànk ñu def suñu bës réew mi def fu ñu bëgg a àgg léegi ndax kay jàngale moo fa nekkatul wala ndax ñëw daan jàngal ñuy jëfe du jëriñ ñoo fa nekk mission yi ñoo wuute nit ñi dafa am xam nga damay wax souvent ma ne wax naa ko ci Masalik bi ci benn waxtaan bu ma doon waxtaan ci mosquée bi ma ne mosquée dafa am responsabilité bu mu am ci société ci créer économie ak sociale ci renforcer le vivre ensemble ci renforcer cohésion ci renforcer yu bari waaye ci nommer les choses mais loolu dafay fekk mu am une indépendance moo tax le modèle économique bu Masalik bi am solo mooy sur fonds propres nga xamante ni su boobaa ki nga xamante ni moom moo ko incarné bés bu taxawee foofu di xutba xamul ñi nekk ci kanamu sàppe yi xamul ñi nekk ci ginnaawu sàppe yi rupture d'égalité du am dëgg bi daf koy wax te jëmmi yàlla rek tax ak lu mën a defar société bi te ñun problème bi foofu la mooy tey jii force bi nga xamante ni Serigne Touba amoon na ko ba jàkkaarloo ak ñooñu nga xamante ni c'était des hauts dignitaires politiques ne leen yéen fi ngeen may jéngloo jëm baaxul ci sunu réew baaxul ci sunu askan baaxul ci sunu ngëm kan moo amati force boobu pour wax ko su ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jàkkaarlool jamono ji question de mission la question d'assumation la question d'affirmation la mooy tey ki nga xamante ni ñoo ngi koy woowee kilifa diine fan la toll ci mission boobu ndax daf ko donn rek wala ndax daf ko doon dëgg-dëgg wala ndax ba mu ko donnoo ba pare doon na ko donc option existentielle daf ci am aussi foofu noonu. option existentielle mais su boobaa Pape Djibril ñun ñuy tudd ay taalibe tey Serigne Touba moo di te loolu nga wax sax c'est donc répétition bu boobaa ñun suñu delloo ci la mu tontu woon moom faqultu hasbiya rabbi waqtafatu bihi wala turabiya xayral alimi wa diini nga xam ne kon moom mbiram ci ñaar la ko taxawal mooy kon xam-xam ak diine mooy diine yoo xam ne ala kulli xaal du diine sa mboxloo du diine goy du diine événementiel waaye diine bi sukkandiku ci xam-xam ci taxawal mu wàll inni ujahidu donc su boobaa itam est-ce que jafe-jafe amu ci diggante ñi ni diw lañ ñu roy seen diggante ak ka nga xam ne moom lañ war a roy te bu mu teggee ab tànk ñoo faa teg seen bos te mu mel ni sabar nañu waaye ala kulli xaal toppin bi ala kulli xaal ak royin wi tey murit la ala kulli xaal taalibe la xëy na baat bi di jib mel na ni moo gën a yaatu doxin wa sëriñ ba bëggoon tey ala kulli xaal ndaw ñi particulièrement dox ko ba mën a amal njëriñ li nga xam ne kon mooy réew. xam nga sëñ Mountakha dafa wax keroog lu am solo mooy na ñëpp ku nekk na xoolaat taxawaayam il va même plus loin gis nga ko keroog ci Masalik bi mu daal di génne sax li nga xamante ni mu joxe ndigal ci li nga xamante ni mooy wirdul maaxus ngir bëgg gaa yi gën ci bàyyi xel loolu mooy lan loolu mooy yoonu Cheikh Ahmadou Bamba ci niñ ko tuddee ci philosophie bi ci moom taxawaayam posture am li ko may yëpp daf ko teg ci xam boppam xam ki mu doon xam mooy li sëñ Saliou Mbacké doon wax ne li ñu fi indi te bàyyi ñu fi comprendre enjeu yi xam li nga war a def xam ni nga ko war a defee xam fi nga ko war a defee xam ki nga ko war a jëfeel ak posture bi nga xamante ni amoon na ko déjà ba loolu tax ñu persécuté ko fii ci Dakar exilé ko ensuite en 1895 loolu yëpp li ko jaraloon mooy nan lay def ba moom ki mu doon ak askanam communauté am ndaxte éthique saa bu ñu ko waxee rek dafay am une dimension collective éthique suñu ko waxee mooy yow li ngay jëf foog ne yow rek la concerné dafay am jeexital ci société bi donc loolu moo tax jàngale diine yëpp
incidence bi muy am incidence collective la mooy yow li ngay def foog ne ci yow rek la yemul ci yow dafa am benn jeexital bu mu war a am loolu moo tax ndigalu yàlla yépp boo ci jël dafay am pratique culturelle yépp dafay am benn conséquence bu mu war a am positive sur la communauté te bu ñuy wax ay makarimal axlaq bu ñuy wax jikko yu rafet ak yooyu yëpp mais jikko yu rafet c'est pas par rapport à toi-même sa digganteeg sa bopp la sa digganteeg sa morom sa digganteeg sa morom loolu mooy relation ñetti relation yi nga xamante ni mooy nekk challenge bi nga xam nit ki dina koy am saa bu xëyee te boo jëlee julli shahada bi d'abord mooy li ma waxoon léegi ci ragal yàlla rek xam na yàlla rek mooy yàlla kenn du yàlla ku dul moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla yónni su boobaa incidence ban la war a am mooy waratoo ragal doomu aadama li ngay ragal mooy tooñ doomu aadama ngir jëmmi sa borom soo ñëwee ci julli ban conséquence la war a am soo jullee lan la lay dimbalee loolu la julli di la dimbalee mais éthique la parce que dootoo def caay-caay ak loo xamante ni baaxul nga jël aj Makka mu ramener la ci humilité ak bàyyi xel bésu bu mujj ba iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasib nga xamante ni di nga xam ne yow ëllëg di nga jàkkaarloog soo borom mu lay laaj ngay tontu téere boo xamante ni yow yaa ko yóbbu donc nga jël finalement ndigal yëpp dafa am benn incidence bu ñuy am ci collectivité bi donc éthique ak politique comme politique mooy la gestion des affaires publiques éthique bi ñu ci convoqué mooy nan ngay def ba assumer ci sa responsabilité mooy destin croisé 2 points défi et responsabilité yan défi nga am par rapport à la société ban responsabilité nga am par rapport à la société ban responsabilité nga am par rapport aux générations futures. mooy tey yan terme de référence nga mën a joxe en terme de suivi évaluation yoo xam ne mën nañ caa tënku pour doxal ci li nga xam ne moom lañ doxal mooy li sëñ Saliou doon wax xam li ñu fi indi te bàyyi ñu fi mais xam lan la ñuy bàyyi les générations actuelles et futures kenn ku ci nekk na xam ban responsabilité la am kenn ku ci nekk na xam lan moo ko war sa digganteeg réew mi lan moo ko war sa digganteeg Afrique lan moo ko war sa digganteeg der bu ñuul bii nga xamante ni dañu ko noot dañu ko tooñ ay at yu bare te ñun fierté boobu la ñuy laaj ñu delloo ñu ko loolu moo tax may faral di wax xale yi léegi may leen xanaa gëj ngeen gis Gorée ci journal télévisé ñu ne ma waaw gëj nañ ko gis de may leen man de damaa gëj a gis Sénégal am gan sax ba mu dem Gorée waaw parce que Gorée dafa symboliser lu bëri yooyu noonu loolu moo tax commémoration ak célébration am solo mooy li ñu jëm ni ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bés yooyu ay bésu introspection la ay bésu delluwaay la ay bésu xalaat la yoo xamante ni dañuy xool nan la fi ñu toll tey nan la ñuy évaluer ba mën a defaat un bond qualitatif te loolu nag moom mooy des yenn saa yu xumb yi ak raj-rajloo bi day ndax at mu jot par exemple Magal Touba dinañu am un thème mais thème boobu au-delà du comité scientifique nan la ñuy def ba les résultats attendus de ce thème-là soient plus vulgarisés et connus. bu ñu dégagé projet wala thème mu Magal par exemple tey ginnaaw Magal dañu àgg ci lu mel ni ab mémorandum boo xam ne mën nañ koo jël jox ko ñu doxal at yi ñu mën caa sukkandiku autrement ak jàngal ko mu ne ma ne mu mel ni su boobaa bu ñu neexee thème mu Magal war nañ caa jóge ci lu mel ni mémorandum bu ñu jukkee ci lañ jàngal ca Magal mën koo jox ñu doxal réew mi ñu mën caa sukkandiku kon ngir jegal xam nga li nga xam fàtte woon naa ko léegi bi ngay wax ci jàngale bi dama laa bëggoon wax ne réew yi nga xamante ni yëpp am nañu taxawaay bu am solo dañu xam ne jàng c'est une question de souveraineté mais bu fekkee ne la loi même sur daara moderne yi dañ ko discuter au niveau de l'ambassade de France mooy problème am na loi pour réformer daara Sénégal ñu dem di ko waxtaanee ambassade de France sa jàng tey jii budget bi nga boo ci génnee li ci bailleurs yi di def daanaka dara du ci des mais jàng c'est une question de souveraineté maîtriser woo ce curricula. mu delloo ma ko ci Sëñ Tuubaa waxoon mu ne xam sa bopp mënal sa bopp door a moom sa bopp exactement mu ne ngir ku la mënal sa yàlla bu tekkee ne ngelawaay na doon kala wala sa yàlla exactement jotaay bi toog kàlla dafay tege di baaraam ci kattanu suñu borom amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi lan ngay tàggoo kon ak ñi nga xam ne ñooy teewlu yóbbalu Magal ci Walfadjri di la gërëm bu baax Cheikh Mbacké ci dalal bi ñu dalal di wax ak beaucoup plus suma morom yi muy xale yi muy ndaw ñi am nañ une responsabilité boo xamante ni bu am solo la fii Sénégal toll léegi nag ñun ñooy tànn ndax dañuy assumer responsabilité boobu wala ndax dañoo tànn topp ay nit yoo xamante ni dinañ la saagaloo dinañ la xeexloo dinañ la defloo lu ne waaye duñ la xamal yow yaay kan duñ la xamal lan nga war a def te xeex boobu ñu lay dugal jamono bu nekk ak saaga yooyu ñu lay dugal jamono bu nekk doo ci gis seen doom doo ci gis seen jarbaat doo ci gis kenn ku bokk ak ñoom waaye yow nag pare nañ pour utiliser la chair à canon pour sacrifier la waaye li ñu war a fàttaliku rek mooy transition bi ñu def entre 2011 ba 2012
nee nañ fukki nit ak ñett faatu nañ ci waaye ña ca faatu woon tey fan lañ leen di tudd fàttewuñ leen fàtte nañ leen kenn tuddatu leen ba ci Mamadou Diop mi ci gënoon fes kenn tuddatu ko lan la ñu jàngal tey dara pare nañ nag pour jamono bu ñu jëmee ci pouvoir pare nañu lépp pour sacrifier nit ñi ndaxte dafa am triptyque boo xamante ni moom moo caractériser seen action mooy séduction mooy élection muy trahison séduction élection trahison jamono bu nekk dañ naan li ñuy wax ils font ce qu'ils ne disent pas et ils disent ce qu'ils ne font pas donc loolu mooy la difficulté par rapport ak ñun donc ndaw ñi nañu gën a xam seen bopp ñu wuti xam-xam bu baax a baax tamit. kon séduction élection trahison ma di ko fas ala kulli xaal di ko delloo mbokk yi ñëw seen émission yóbbalu màggal ci seen chaîne de télévision Walfadjri TV ànd ci ak Touba Quincaillerie Générale TQG dalaloon tey Pape Djibril Fall tabarakallahu journaliste analyste ñaan suñu borom dolli ko wér te yàggal taxawaay tabarakallahu amal na islam njëriñ macha allah mu mel ni ci xarala gi suñu Saliou Bey ak ñi ma àndal ñoo ci féete woon mel ni rek hada balaagun linnaas wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun waahid wa liyadhakkara ulul albaab wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh